la ñu wax. bëre dóor la ñu wax. kon yow tu es d'accord mu des nii. man def maa génné wul. man du ma ci wax. gisuma la ci bon. d'accord gaa ñi Adama Bopp lay ganale mooy secrétaire général lu amateur yi c'est un poète fii mu nekk nii mais kurpeñ yi dal neex na ko poète la nag waaye kurpeñ yi dal neex na ko. non man ça me gêne pas. oui Adama. yéen rapport ngeen am ak le CNG yéen les amateurs. ñun CNG nous avons de très bons rapports ay rapports yu baax la ñu am ak CNG ci année bi. dinañu recevoir 2 ou 3 fois ou 4 fois à la demande. À chaque fois ñun bu ñu gisee loo xamee ni nekk na ci làmb loo xam ne ni am na lu ñu ko gisee. dañuy bind lettre. demander une rencontre. ñoom bu ñu ko jot rek ci saa si. soit ñu envoyé ñu mail wala ñu téléphoné ma ni ñu on vous reçoit tel jour. ñu dem une délégation du bureau. poser problème bi waxtaan ak ñoom jox leen suñu xalaat ñoom ñu xool ñu ngi koy jëfee parce que quand même aussi. bu ñu fàttee bu ñu réeree mbir ni ñun kenn dénkuñu làmb làmb CNG lañ ko dénk responsabilité làmb ci CNG la nekkul ci loxo kenn lu dul CNG donc ki nga xam ne moom la ñu dénk ca lañ ko dénk bu fekkee ne dafa am lu ci bëgg mais da ngay dem waxtaan ak moom la porte du CNG elle est grande ouverte pour tout le monde oui. C'est des intellectuels. C'est des gens qui dirigent des entreprises. mais dañu dem toog ak waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaan ak ñoom peut-être mën nañu juboo wala mënuñu juboo mais nañu trouver toujours loo xam ne ni dinañ ci tënku. ban lecture nga am ci mbër beeg fans club yi rapport yi bi mbër le problème mu làmb mooy mbër bi ci boppam moo war a xam ne moom d'abord dañ ko bëgg dañ koy roy donc moom dafa war a nekk modèle. modèle mooy lan. koo xamee ni yow waruñ la gis mukk ci sudul noonu da nga war a joxe exemple surtout les jeunes dañu bëgg mel ni yow donc yow war na am nooy doxalee donc mbër mi war na mën dem wax ak ñoom won leen ni ñu war a ñëwee ci làmb parce que laay ban sport ci àdduna nga gis ngay dem armée nga dem di seetaan làmb yore paaka nga dem di seetaan lamb yore bëjjën. bi nga nee ngay dem armée. mën naa am ñu bañ a comprendre yaakaar ni da ngay. war nga wax soldat si voilà nga gànnaayu. amee paaka wala nga dem am nga amee paaka wala nga yore dara mais boobu naruloo jàmm. déedéet. amateur day sañse. amateur vrai mais day sañse xeeñ lu neex. bu ñëwee ci buntu lamb bi bu fekkee ay moroom daggal leen biir. amateur yi sëyante nañu seen biir tuddante nañu. parce que fans club yi futur amateur lañu. fans club du mos a nekk amateur. fan sa club du mos a nekk amateur. c'est-à-dire bu ñu weexee. xanaa bu ñu weexee parce que fan sa club yi nañu indee fitna mi ngi mel ne ma jox la exemple lamb Bombardier ak Tapha Tine. waaw am na pétard bu ñu fa sànni benn nit grand bu bam lakk mu gaañu mais kooku loru ba mu ci loru. mais kan moo koy fay. gaañu boobu mu jig mais kan moo koy fay. mais nañu seet la ñuy def. lamb dafa am loo xam ne amu ci place. xamuñu pétard xamuñu fumigène loolu nañ ñu dimbali ngir yàlla man damay demander parce que lamb dafa am loo xam ne toujours aussi day indi confusion. man bu ma gisee promoteur toog ci télé bi di wax jël naa mesure de sécurité mais promoteur dafa mën jël mesure de sécurité yow ñuy assurer sa sécurité. oui. c'est une mission de service public. c'est l'état. état moo mën a yore sécurité. promoteur bu ñu nax nit ñi mënuñu yore sécurité kenn. koo xam ne yow dañu yore sa sécurité mënu. ministère de l'intérieur moo war a jox des instructions fermes. nañu systématiser la fouille. ni ñu fuyee képp ku dugg ci lamb ji. bu ñu nangu ay pétard bu ñu nangu ay fumigène parce que ñu lamb bëgguñu ku ñu koy yàqal. mais nan ngay may dem seetaan yi foo ba pare yóbbaale gànnaay mais bon boobu naruloo jàmm. nga dëgg Adama Bopp qui traite de l'actualité ñëwoon démb mooy traité tey ji lambu tey ji avec nag le secrétaire général des amateurs depuis maintenant 10 ans 2002 ba 2012. ci loo nekk kenn déggu ci coow bu yóbboo nga xam ne yor ba moo rafet moo tax booba léegi kenn déggu ci coow mais Adama promoteurs yi cachet yi 100 millions ñu ni dootuma yéeg maa ngi 75 nga gis sponsor bu ni maa ngee dem parce que du ma accompagner lu violent tout à l'heure on a parlé de violence dégg nga sponsor bi nee na ma ngay dem parce que du accompagner lu violent ban jàngat nga ci def. loolu dafa war a am benn gisee. promoteur bi nga xam ne moom mooy indi sponsor bi. mbër bi nga xam ne mooy bëre ñu dem
pour que mbër bi investir wax ak fans club yi pour ñu bañ ko yàqal teraangaam parce que teraanga làmb mbër la ak promoteur. donc ñoom war nañu mën trouver benn terrain d'entente boo xamee ni mbër ba ca écurie ba wala ca école de lutte ba dinañu waxtaan ak fans club yi ni leen yéen a ñuy bëgg a yàqal suñu teraanga. parce que kat mbër bu ci amul métier mbër bu ci amul benn source de revenu. bés bu fayee yow yaa koy wéetoo man mii di wax ak yow dama am sama métier. làmb damay ñëw fay pour seetaan wala ñu invité ma ñëw seetaan mais bu loolu passé maa ngi ci sama bureau de liggéey. wax nga dëgg. donc mbër yi ñoo war a am seen ful ak seen fayda dem waxtaan ak fans club yi ak supporters yi. pour won leen ni leen jàmm dafa jot nañu jàmm parce que kat sponsor yi bu ñu fi génnee njaaxum la de. mais problème bi aussi ci promoteur yi mais promoteur yi mais nga defe ni le syndicat du patronat c'est un 20 mots mais c'est pas un 20 mots patron yi bokk ci syndicat patronat mais ils ont des intérêts divergents. mais dañu xam noo xamee ni ku ci nekk da nga am entreprise. parce que ku ci nekk bëgg nga sa entreprise taxaw mais am na loo xam ne ñoo ko bokk am na loo xam ne duñ ko bokk. mais à ce moment dañu war a toog waxtaan. li ñu def dafa yéex. dañu tardé. ñoom dañu tardé. waroon nañ ko def ci njëlbéen. parce que ñoom seen xeexu million moo tax ñu dem ba ku nekk sëngam. moo tax lii am tey ñun nag dañ leen di ñaanal jàmm bu ñu sañoon ñoom kenn du ci am benn problème parce que bu ñu sañoon promoteurs yi dañu gën di bari pour que lamb di gën a bari loolu ci devoir de vacances yi la bokk ah oui ci devoir de vacances sponsor yi ak promoteurs yi lamb jaa ngi ne di tëj mais am nañu lu ñu dox ci bu bëree d'ailleurs ñun am na benn manifestation boo xam ne ni bu yàlla defee ñu woor ba jeexal incha allah. dinañu def benn manifestation boo xamee ni dinaa la approche bu boobaa. waaw mais du ma la wax ban façon manifestation la. d'accord mais xam ne ni ça sera la lutte contre la violence. très bien waaw très bien. ñun bëgg nañ ci dugal suñu loxo à notre façon. Adama Bopp ku bëgg làmb bëgg nga football tenez-vous bien maa ngi fàttali ko encore jamono ji nga xamee ni làmb ji dafa daan nekk football bi tas làmb ji daan na nekk football bi tas. football bi am na ñoo xam ne bu dee tas ña nga ci buntu Demba Diop départ daw jëm Iba Mar seetaan football seetaan lamb waa lamb di leen négaale balaa lamb daan fees football bi tas bokkoon nga ci ñooñu de. maa ngi woon ci biir te ki ci gën a ki ci gën a fës. mooy Sega Sakho. Sega Sakho waaw Sega Sakho amul amateur lamb boo xam ne Sega Sakho mu ñëw ak mayoom ak ñaqam ñëw toog di seetaan lamb loolu moom public la yoo xam ne dañu jaxase parce que koo gis mu bëgg lamb rek bëgg na football wala bëgg na basket par exemple ku mel ne Atoumane Gaye ma koy nuyu au passage moom mi ngi ca basket ba mi ngi ci lamb ji parce que moom mooy suñu président commission des finances donc ñu ne sportif daal boo ko nekkee amatul xajal seen sport yëpp ngay bëgg Adama Bopp laa wax écurie séeréer war na la neex de waaw écurie yow da nga ma bëgg am pété mais man ñëpp écurie yëpp sama écurie lañu. écurie yëpp gis nga xam nga dafa mus a am écurie Waalo. dañu mus a am problème à la rajo. du mu ko fàtte mu écurie Waalo ak reporter. écurie Waalo mus a am problème à la rajo ak reporter. may génn rajo ba fële ca boulevard République ma génn rajo bi. fekk leen ñu taxaw ñun may yow ci ñun nga bokk suñu mbokk nga. waaw jaw bi. ndax jaw bi ma taxaw waxtaan ak ñoom man maa mujj arrangé keroog boobu histoire ñu dem parce que dañu doon xuloo si ak reporter kon xam nga li ñuy wax naan sant dëkkatul fenn ba léegi am na fu mu dëkk. bien sûr am na sant yoo xam ne soo ko déggee. daal di mën jox waa ji couleur. non c'est que ñun. lamb la ñu faral. wax nga dëgg ñun lamb la ñu faral parce que quand même aussi ñun suñu biir xamante nañu de. waaw man ñi may toogal. xam nañu fan laa féete. xam nga waaw mais man nag tey mbubb bi ma fi toogee. amuloo droit affiché amuma droit fës. yan footballeur nga bëggoon comme amateur de football nga woon. comme amateur de football là sur le plan local ou sur le plan international. national sur le plan national. man Matar Niang neexoon na ma trop. lu tax. sa galanterie. oui. touche de ballon. waaw. et puis yëpp ci discipline la ko doon defee. boole yu jafe woon. waaw boole yu jafe physiquement prêt techniquement prêt. jong. Dudu jong bi gaañ. waaw bëggoon naa démarrage am ni mu doon percer défense yi. balu pied. du la rappeler Messi du jong. si ni muy porter ballon bi. waaw Messi rek la may fàttali. wax nga dëgg. waaw wax nga dëgg. sama ailier bi waay ailier Jeanne d'Arc bi waay Christophe Sagna. waaw Christophe Sagna aussi neexoon na ma trop. ñi nga lim ñëpp ay garbi lañu. waaw Christophe Sagna neexoon na ma trop. oui défenseurs yi
Moustapha Dieng neexoon na ma. Moustapha Dieng. Ablaye Diallo. waaw tacle glissé. waaw ñaari tànk yi. mais yow léegi maa ngi bëgg xam ku doon sa équipe yow Jeanne d'Arc doon sa équipe. waaw man Jeanne d'Arc ma doon gis nga man Jeanne d'Arc. dañ ko daan dóor ma jooy. ndeysaan du ma lekk. ndeysaan ndax Jeanne d'Arc. aywa Jeanne d'Arc jaraloon na ma lu ne. ndeysaan Babou Touré da daan ñëw ci tribune bi. ni ma bu ma dugalee ñaata nga may jox ma ne ko ba dugalee ma jox la 10 000 francs mu dem dugal ñëw ci tribune bi ma jox la 10 000. kon kay maa ngi fàttaliku Baba bii mu daan dugal di likk ci loxo. bu yëkkatee bii loolu la woon. jërëjëf Adama Bopp. léegi ma bàyyi la nga tëj waxtaan wi. bon ci làmb ji surtout. dégager nag perspective. xanaa di la gërëm di la sant. jërëjëf Bopp. di encore delloo nuyu amateurs yi di ko teg ci loxo Cheikh Sarr suñu président. di nuyu instance dirigeante lamb muy CNG di ko jox Alioune Sarr. di ko wax du courage metti na. mais ñun ñi ngi ci wetam pour jàppale ko. suñu mbébét nag moom xam na ko. te yaakaar naa ni incha allah dina ci taxaw pour mu faju. ñëwoon démb Adama Bopp mu doon defaale actualité parce que chance su xale yi moo di. ñu mën am mag ñoo xam ne dañuy dellu si ci seen langue di wax ak ñoom parce que fu mag amul rek bu yeboo nga xam ne ndox du fa am jàmm du fa am kon c'est une chance pour tey jii la discipline mën compter ci mag ñu mel ni kii Adama Bopp di nag secrétaire général des amateurs depuis maintenant 10 ans ma invité ko ci waxtaan wi nee naa néegu làmb booy dugg dana am ñooy dajeel booy génn dana am ñooy dajeel barki démb Ibra Diop moo fi jaar may génn daal di ne Adama Bopp kaay ñu àggalee waxtaan wi des toujours ci biir actualité bi kon ñëwoon démb tey Adama Bopp laa leen indil di leen gërëm ci cofeel bi ngeen am ci émission bi tous les jeudis soir di leen jox nag prochain rendez-vous jeudi sur cette même antenne ñëwoon démb télévision Futurs Médias Adama jërëjëf. Merci Ablaye. Merci à la prochaine téléspectateurs de la télévision Futurs Médias. Dimbawe